asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaw mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm. man xibaari France dama cee mënula dugg ndax France dafa bari problème façon bari goo xam ne maanaam su ma ci duggee moom damay fanaanee wax ba bët set ci ay problème waa France kese. maa ngi bind 2021 amul xasaa'iril akbar fi taarixi faransa maanaam atam ñaari junni ak ñaar fukk ak benn moo di at mi nga xam ne ci la France gën a amee pertement ci histoire am bépp ba mu jeex. xëy na bu nu duggee ci biir di ngeen xam ne ci la France amee pertement boo xam ne mosu koo am ci àddinaam ba àddinaam jeex. xam ngeen ne Macron mi nga xam ne moo nekk président wu France ci ñi gën a bañ islam la bokk. Macron mi nga xam ne mooy président wu France moo taxawoon ne islam dugg nañ ci problème yoo xam ne zone de turbulence la. yàlla nag faf def France am dugg ci zone de turbulence boo xam ne jafe naa génn. bu ngeen fàttewul ne doon nañ fii def benn campagne pour ne nañ ñëpp bàyyi marchandise am France bu ko kenn jëndati. xëy na li tax ñu yolomal ko mooy dañoo yërëm sunu président ndax wax dëgg yàlla ginnaaw France ñoo di ay sëriñam. bu nu dengooyee ñun ñëpp àndandoo rek ci di contre France moom day mujj énervé du xamati nu muy def ndax kat maam Saraay ma Fall moom ku contre Bamba ci wetam du ko neex te dafa mel ni ki Sénégal ñoom gouvernement sénégalais ñoom ñoo di bàyyi faa li gouvernement France ci lépp lu mu mën a doon. loolu moo taxoon ñu yërëm njiit li ak ñi mu àndal teggi suñ tànk ci France bañati koo galajaane waaye kon ba léegi ñoo ngi ci France di wax goney France dégage yi nag ñoom bàyyi wunu moo tax it bawu leen bis bu nekk dem kasoog dikk xuloog coowaloo rek ci lañ dëkk. waaye France moom kenn mënu koo sàng moom ba kenn mënu koo tàgg ba du tawtee ndax seen président moo dëkk yonent yàlla Muhammad moo dëkk lislaam te ñu ko gën a bon nga fa ñu xëcc réew mi am na ci sax ñoo xam ne nee nañu bis bu ñu moomee France turu Muhammad dootuñu ko tudde nit foofu ci France c'est terminé dañ koy interdit. waaye 2021 daal mooy at mi nga xam ne mooy at mi France ñàkkee ci wàllu économique am loo xam ne mosu koo ñàkk. léegi nag kon ñu déglu journaliste bi wax léegi ñu daal di wëlbatiku leeral leen li nga xam ne moom lay wax. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. عام 2021 عام الخسائر الأكبر في تاريخ فرنسا. لماذا يجب أن يبكي ماكرون؟ تذكرون هذه التصريحات التي أدلى بها ماكرون في أواخر عام 2020 في شهر أكتوبر تحديدا: الإسلام ديانة تمر بأزمة في كل بقاع العالم اليوم. منذ ذلك التصريح ونحن نرى كيف أن ماكرون صار في أزمة، كل يوم نشوف أزمة في فرنسا منذ waaw ñu ubbi waxtaan wi door a dugg ak yéen ci xew-xewi France yi. yéen xam ngeen ne alxuraan jooju ñu jàng ba egg ci wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin li muy tekki liñ ci jublu rek mooy yéefar yi nga xam ne dañoo taxaw ci fay lislaam nañu leen bañ a faale bañ leen a kippe te jàpp ci suñuy diine te jaamu yàlla ba fekk ba dee ba ñu ca dee di fekk. bi loolu jàllee nag ñu ubbi na ci wàllu Macron mooy président France comme ni ma leen ko waxee. xam ngeen ne 2020 ci la Macron waxoon ne islam daa dugg ci problème. islam ci àddina bi ba mu daj ak jullit ñi duñu jóg ci problème. Macron mooy ki nga xam ne moo doon saxal ne liberté d'expression am na bañ mën a dessiner yonent bi di ko xas ak a saaga ak a yëjji te kenn mënu ci dara. léegi nag yàllaa ngi tontu Macron ci ayam gi nga xam ne moom la aye ci France ba France ba léegi bu dul deuxième guerre mondiale
pertement bi nga xam ne France am na ko diggante 2020 ak 2021 xam ngeen ne musta am ci àddina 2020 tolloog weeru octobre ca la waxoon waxam ja diggante booba ak léegi nanu topp France ba xam islam moo nekk ci problème wala waa France ñoo nekk ci problème. منذ هذا التصريح وفرنسا تخسر مليارات الدولارات. منذ هذا التصريح ومكر في أزمات وراء أزمات وراء أزمات، وسأكشف لكم ذلك بالأدلة في هذا البث. اليوم تحدثنا عن موضوع الصفقة التي حصلت بين أستراليا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على حساب فرنسا، والتي جعلت وزير الخارجية الفرنسي يقول أنه يشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء أستراليا صفقة الغواصات. طيب waaw xam ngeen ne France dafa amoon benn contrat bu mu signé moom ak Australie mu war leen a defaral ay sous-marin mooy gaal ruuru yooyu nga xam ne dañuy dox ci biir ndox mi ñu di ko wax gaal nuuru ay milliards yu jul jeex nag moom la Australie waroon a jox France. waaye léegi Angleterre ak américain yi waxtaan ak Australie xamal ko ne ko yow yaa sës ci Chine bu dee ci wàllu ndox mi la te yow da nga war a am ay gaar nuuru yoo xam ne dañuy dox par atomique waaye nucléaire lañ war a doxee mooy électrique nucléaire ba nga xam ne kenn du la dégg boo dee dem ci biir ndox mi waaye waroo jël ay gaal nuuru yoo xam ne ay jasel ak ay yooyu la ñuy dawal moo leen di doxal ci biir ndox mi. léegi nag France waajoon na ba jekk yàng biiram defe ne ni ko Macky Sall defal ci genn ak saxaaram gi dina ko am nag ca Australie te xamul ne nun ni sunu karaw yi gàtte bare mu ni la sunu xel yi gàtte ni leen dofee waaye ñi la ñoom ne seen karaw yi guddi tàlli la seen xel yi guddi dañuy xelaat gars yi dem ba ca biir xam ne loolu du seen intérêt ñu waxtaan ak Angleterre ak Amérique daal di désigner contrat ba Angleterre ak Amérique war leen a defal ay gaal nuuru yoo xam ne dañuy dox par nucléaire. léegi nag ministère bitim réewu France nee na moom li mu mën a waat mooy ay wor la gis ak i tappale yoo xam ne américains yi ak anglais yi def nañ ko ànd ci ak Australie waaye dañ ko njoolu jaare ko ca ginnaaw fekk alal ji mu naroon a am ñu dox diggante mag am ko daal di yàq marseem mu perte ay milliards ñu déglu ñu continuer. طيب يعني ما هذا الموضوع يا جماعة، وما هي الخسائر التي منيت بها فرنسا بسبب خسارة هذه الصفقة؟ طبعا اللي عاوز يسمع التفصيل حول موضوع صفقة استراليا مع بريطانيا وأمريكا يرجع للبث اللي فات، لكن أنا سأكشف لكم فقط عن الخسائر التي خسرتها فرنسا بسبب إلغاء هذه الصفقة. شوفوا كم هذا الرقم الكبير جدا. سأكبر الشاشة. وأعلنت أستراليا إثر صدور هذا الإعلان إلغاء الصفقة الضخمة التي أبرمتها مع فرنسا في 2016 بقيمة 90 مليار دولار استرالي، 56 مليار يورو، لشراء 12 غواصة. kon 90 milliards ci alali Australie di 56 milliards ci xaalisu euro moom la France perte ci li nga xam ne moom la seqoon ak Australie mu war ko jox ci alal joo xam ne ay sous-marin moom la koy defal. du ñu wax nag galgal ba ca am diggante Amérique ak Angleterre ak yooyu waaye ñun li ñuy wax mooy li France perte 90 milliards ci xaalisu Australie di 56 milliards ci euro moom la France perte ndoo benn bis ci loolu nga xam ne moo di safxa bi mu amoon diggante ak Australie te gaay woon ko gannaaw xañ ko xaalis ba dem yóbbul ko Angleterre ak Amérique.
مصر غواصة تقليدية من طراز التاك. هذه خسائر فرنسا فقط 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 في هذه الصفقة التي اتجهت استراليا للتسلح من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن السلاح الفرنسي سلاح تافه وتعبان جدا. أخذت غواصات تعمل بالطاقة النووية بدلا من أن تشتري غواصات من فرنسا تقليدية عادية. هذه فقط صفقة واحدة خسرت فيها فرنسا 56 مليار يورو. هذا الرقم mu wax ne da leen di limal nag pertement yi France am ci diggante 2016 ak léegi. si tawa 50 milliards euro moom la ñàkk, mu di 56 milliards euro moom la perte ci loolu nga xam ne moo di contrat bi amoon digganteem ak Australie. xam nga France ay xur dabb la yore ndeysaan xam nga xur dabb moom ñu bëgg xur dabb rek ñoom ñoo koy soxla. waaye xam nga France moom fi mu ne nii armée française ak saxaari France ak gaali France ci yem ay xur dabb lañ yore. moom ci ñi gën a tardé la bokk léegi ci wàllu technologie, ndax léegi américains yi dañuy defar sous-marin yoo xam ne dañuy dox ak nucléaire, anglais yi dañuy defar sous-marin yoo xam ne nucléaire la ñuy doxee. même Union soviétique day defar sous-marin yu dox ak nucléaire, même Chine day defar ay sous-marin yu dox ak nucléaire, même Turquie dañuy defar ay sous-marin yu dox ak nucléaire. waaye France ba léegi ma ngi ca xur dab bi sous-marin yu yàgg yooya nga xam ne ay xunta gaana la moom la man mënul lu ko weesu. léegi nag bi loolu amee Australie xool ba yàgg mu ne man daal wax dëgg yàlla sous-marin yi dox ci nucléaire nga xam ne sous-marin bi mën naa daw ay ati at bala maa changé di koy dawal du ma ko jëndee sous-marin, du ma ko fa bàyyi di jënd sous-marin yoo xam ne bis bu nekk maa ngi jël ay raakool di sol ay ndox, bu dawalee tuuti mu jeex bu solaat ndox. te sous-marin yi dox ak nucléaire demewul noonu, mën nañu doxi at yoo xam ne dañuy dox mel ni ay montre électronique yoo xam ne dañoo am charge jant bi, wala boog mu mel ni ay montre yoo xam ne ay montre automatique la ñuy may seen bopp ceen. yooyu sous-marin léegi moo xew ci jamono, te xur dabbuy France yi melu noonu. léegi nag cher na te baaxut. léegi nag Australie bàyyi na ko fa, mu daal di ñàkk benn contrat rek ñàkk na ci 56 milliards d'euros ci bénéfice. الرقم الكبير جعل فرنسا اليوم تصرخ وتئن. أنا على تويتر على فكرة لما نشرت الخبر وجدت أن عدد كبير جدا 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 من الفرنسيين نشروا نفس الخبر اللي أنا نشرته، وكتبوا يعني شوفوا العرب والمسلمين شمتانين فينا شمتانين فيهم ليه؟ لأن هذا المكروه كان يقول الإسلام يمر بأزمة كبيرة وسوف نحارب الإسلام والانفصالية، وسن القوانين ومحاكم التفتيش وأغلق المساجد والجمعيات الخيرية، وأجندة المرشحين الرئاسيين في فرنسا كلها حرب على الإسلام. واحد يقول أنا همنع تسمية اسم محمد صلى الله عليه وسلم، الاسم الأكثر انتشارا حول العالم. طبعا أكيد طبعا هو متضايق من هذا الاسم. والآخر يقول سأحارب السلفية، وماكرون يقول سأحارب الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي، وهكذا. هذه أجندة هؤلاء. ماري لوبان تقول سأحارب الإسلام بلا هوادة. الآن يا جماعة نحن نرى فرق. léegi nag bi nga xamee ne loolu am na, Twitter bi ñu xëyee tubaab yépp dañoo dugg ci Twitter di bind. xam nga lañ la doon bind moom kay arab yi ak jullit ñi danañ ñu reetaan, arab yi ak jullit ñi dinañ ñu yëjji. ndax lan? ndax dañu leen doon xeex, Macron di leen xeex ne moom day tëj maanaam jamayaat xayriya yi nekk ci France yëpp te jullit ñu yore ko, dana ko tëj. dana soppar ci ilimaan yi dëkkul ci bitim ca réew ma, ñu dàq leen ca biti jël ilimaan yi réew ma, te moo leen di tëralal ay xutba. Jean-Marie Le Pen jóge fële moom it di wax ne man bu ma jotee ci réew mi dinaa xeex salafiste yi yëpp, dinaa leen génne France mbaa ma taxal leen fexe daaj leen ci kaso bi.
kële dagg ca lang ga di wax ne moom itam bis bu ma jëlee réew mi frère musulman yi dinaa leen sàkkal pexe ci àddina bi islam ju jaxasoog politique dootu fi amee. ñële di wax naan tur bi gën a siiw ci àddina mooy Muhammad, waaye man bu ma jëlee France nit ku tudd Muhammad dootu am France, ku ko fi am danaa soppi sa identité te ku ko fi am mu te kenn dootu fi tudde Muhammad sa doom. tubaab bi daal mel ni dañ leen a dañoo ci kurmuut ñëpp di tëb di dal ci islam dugg na fi islam génn na fi islam def leen nii islam def leen naan islam te du France moom dong moo nekk ci Europe, waaye France gën a yenu aw banga ànd ak yambar yi topp ci gannaaw maanaam Samba Sura Bali ci Afrique nga xam ne ñoom France bu ñu ñu ne ko yarhamuka la sax duñ ko wax xam nga la ñuy wax dañuy wax yarhamuka Maréchal Pétain waaw ndax ñoom gëmuñu yàlla Maréchal Pétain lañ gëm. bu président français Pécho rek ñu ne ko yarhamuka Maréchal Pétain ma Hitler dàqoon ca deuxième guerre mondiale mooy seen yàlla moom la ñuy giñee. waaye dañoo xamul ne kuy xeex ak yàlla sa ngong dugg ci tax suuf bis bu nekk sa ngong ngay tax suuf. léegi nag tubaab yëpp ngi dengoo di jooy ne am nañu gàcce am nañu aw naqar ndax 2016 ba léegi ba ci 2021 lu France jóg rek daanu ca la ca des, lu France jóg rek daanu ca la ca des. lu neex lim amagul daal ci li ñu xam mooy xanaa gaz bi Sénégal ak pétrole bi nga xam ne fukk yi mu jël jox ñu benn jël juróom-ñeent foofu de baax la na fi ak saxaar goo xam ne dañ koo jënd ci njëriñful. waaye ñun mburu mu ñu gaj fan lañu waaye Australie sa bopp kat ji la ñu ñoom kenn du leen togg ba ñu ñor, kenn mënu leen a napp, dañoo bëgg seen bopp bëgg seenu xeet xam seen njëriñ xam la nga xam ne moom ci la seen bénéfice nekk ak la seen pertement nekk ñu bàyyi ko waaye nag ñi nga xam ne ñoom xalaatuñu lu dul moom kay lépp ngooga yaa moom loo ma ci mosal rek ma seen doog samay mbokk te bàyyi gars yi ñoom ñi fetali tan su ma jógee yokkee nag marchandise bi ndax lu ma nar a perte ci réew mi ma yokk ko ci marchandise bi waaye nag yow li njëriñu réew mi France yow man nga kaa jël. maanaam noonu la am na ñoo xam ne noonu la ñuy doxee fii ci biir Afrique, waaye nag Australie moom doxewul noona. France daal Australie dóor na ko njiin tàmbali woon naa defar ay sous-marin ay xurdabbi sous-marin yooyu nga xam ne ay gasoil lay dawee waa ji jëkkëre tiré na ko nee na ko daal man daal samay 56 milliards d'euros daal wax dëgg yàlla ma jox la ko nga jox ma set xurdabbi yi nga xam ne amul njëriñ te man maa sa ci océan bi nga xam ne maag Chine ñoo ko séq te damaa war a aar Europe gépp aarale sa bopp te dama bëgg ay sous-marin yoo xam ne bu dawee tuuti dikk ma sol mu dawee tuuti dikk ma sol du ma ko def te mënoo yooyu kon dem naa ci ne ko man. فرنسا تنهار صدقوني. هذه فرنسا لولا هذه الخطوط الإمداد التي من دول أفريقيا وبعض الحكام العملاء والله لسقطت فرنسا، وأقولها وأنا أجزم بذلك. والله لولا نهب ثروات إفريقيا ولولا بعض الحكام الخونة الذين يشترون الرافال ويشترون الطائرات ويشترون الغواصات من فرنسا لأفلست فرنسا تماما وسقطت. ولولا العمالة المسلمة التي تعيش في فرنسا الآن المهاجرين من المغرب وتونس والجزائر والله لو انسحب هؤلاء لسقطت فرنسا غدا. أقول هذا لأنه كل واحد يدرس تاريخ فرنسا ويعرف طبيعة فرنسا وكيف أنها هي التي جلبت هؤلاء إلى فرنسا وهي التي ذهبت لخوض حروب في مالي وفي النيجر وغيرها. هذا الكلام يؤكد لكم أن فرنسا هذه الدولة لا تستطيع أن تعيش بدون هذه الصراعات وبدون هؤلاء المهاجرين. واجنك كو خمبر منيم دملا ndax neena France moom mu ngi tàmbali woon a jóoru dogon ko nag workat yi traître yi nga xam ne ñoo nekk ay président fii ci Afrique di jël alali Afrique di ko jox France kon ba léegi France ba mu jóoroo yàgg na kon waxatuñ ci France lu ca bokk dogon ko nag waraa kon yi nga xam ne dañuy komplo ak France ci seen kaw ay population
bu ñu dikkee di def ay gré à gré loo xam ne bu ko France nga bon di wër àddina di ko jaay ca junni kenn du ko jënd ay milliards la ñuy lim jox ko ba noppi wër jaar ca gannaaw dem séddoo jikkoog ñoom daal di koy séddoo seen i mbokk dogon ko nag ñooñu mu nekkoon ba France xalangoo yàgg na dogon ko nag ñi nga xam ne dañuy jënd arme française maanaam armement wu France bi di jënd ay Rafale yi France yi ay roplaan yi France yi ay gaali géej France yi kon ba France jóoroo yàgg na dogon ko nag ay wi nga xam ne moom la France di taal ci biir Afrique doon doon régime joo xam ne fu ay tàkk ci Afrique moo ko taal ba noppi dem naan dama leen di dimbali bu fa demee di sàcc or di sàcc diamant di sàcc pétrole di sàcc manganèse di sàcc uranium di créer africains yi ay problème seen xale yu góor yi di màbb di dem foofu ñu di leen liggéeyloo ci duñ leen fay lu ko jar duñ leen verser allocation familiale duñ leen fayal assurance dañ leen fay jàppe comme jaam yu indi seen bopp ngir jaamu France dogon ko nag loolu nee na kon ba France jóoroo yàgg na lool waaye saa yu France bëggee daanu rek am menn mbaamu africain mu ñuul moo xam ne day dikk ne ko man nga maa war ba jéggeeg yow xur wi mu daal di koy war mu ñogor yi ba jéggeeg moom xur wi man nga maa wàcc kat sonn naa seetal meneen ngonk waaye so dogon ko nag président africain yi kon ba France daanoo mu ne kon yàgg na lool ba France daanoo yàgg na lool لن أخوض كثيرا في هذا الموضوع. أول خسائر معنا اليوم كام؟ 90 مليار دولار استرالي، يعني 56 مليار يورو. طيب ايه الخسائر الثانية يا جماعة؟ خلي بالكم انا بحسب 2021 فقط. في 2021 فرنسا خسرت 61 مليار يورو. من ايه ده؟ من السياحة. طبعا الخبر نشر في شهر mu ne léegi du ma wax li France ñàkk lépp waaye li ñàkk ci 2021 dong laay wax ñàkk na lu tolloo ak 56 milliards euro ci bénéfice su sous-marin yi ñu ne ci lay yem ñàkkaat na 61 milliards euro ci lu jëm ci wàllu tourisme français ñàkk nañu ren 61 milliards ci euro ñàkk nañ fële 56 milliards ci bénéfice te sous-marin yi ñàkk nañ 61 milliards euro ci lan ci li ñuy wax tourisme bi ñu continuer ci xalangu France jeet yi. يناير 2021 يعني هم بيعملوا إحصائية لعام 2020 لكن هذا الخبر يمكن أن نقول في عام 2000 يعني إعلان عن خسائر 61 مليار أورو. عارفين الرقم ده يا جماعة؟ رقم كبير جدا. طبعا السياحة وكورونا والأمور هذه. طيب خدوا كمان عندكم، أنا طبعا بسرعة عشان الفيديو ما يطولش. عندكم شركة دانون، الشركة الأكثر ربحا في فرنسا. الشركة دي يا جماعة هي من الشركات الكبرى في فرنسا التي تدر مليارات الدولارات. لما هذه الشركة لا تربح وتخسر دي تكون مصيبة. يعني مثلا احنا ممكن نقول ان الشركة مثلا تنخفض المبيعات اي شيء، لكن لما تخسر هذه الشركة خسرت الكثير والكثير في عام 2021. وهذا الخبر اهو بتاريخ 2021 يتحدث عن خسائر كثيرة جدا لهذه الشركة، وهذا تراجع المبيعات أكيد أنتم عارفين بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل المقاطعة الإخوة والأخوات في دول المغرب الإسلامي، في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي موريتانيا، في كل الدول لا أريد أن أنسى دولة بفضل الله تبارك وتعالى أدبوا فرنسا وأدبوا مكرون على تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم. منذ أن تطاول هؤلاء ونشروا الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في خسارة. الناس كانت بتشك في نفسها يا جماعة، الناس كانوا كل شوية بيسألوني إيه أخبار المقاطعة؟ جاءتكم مقاطعة من أستراليا نفسها. أستراليا هذه طبعا أستراليا لم تفعل ذلك مقاطعة لفرنسا، بس فرنسا يا جماعة بضائعها دولة تعبانة، لكن سبحان الله كأنه أستراليا وأمريكا وبريطانيا يؤدبون أيضا فرنسا. والله يا جماعة أقسم بالله
أن فرنسا دولة مكروهة حتى من الأوروبيين. جميع المسلمين الذين يتصلون بي في سلسلة المسلمون في الغرب يقولون لي حتى الدول الأوروبية هم يكرهون فرنسا، عندهم عجرفة وعندهم كبر عجيب. mu wax ne 61 milliards 56 milliards lépp ci euro ñàkk na ko. lii mu ñàkk ko ci tourisme bi, lii mu ñàkk ko ci corona bi, lii mu ñàkk ko ca gaal yam doon defar. nee na compagnie bi gën a mag ci France mooy Danone daanu na. li ko daaneel mooy waxatuñu njartelu wàññeeku, waaye pertement bu dëkk moom la Danone continuer ci 2021 bii. xëy na di bu demee ba ci kanam dana leen wax ñaata milliards la Danone ñàkk ginnaaw bi mu daanoo. waaye nee na moom li ko gën a jaaxal mooy France embargo bi ko jullit ñi embargo dafa yemul ci jullit ñi. jullit ñi dañoo embargo lépp luy marchandise France ngir bañ koo jënd, ngir bañ gi mu bañ diine islam ak xeex gi muy xeex diine. waaye tubaab bi dañoo embargo France ndax Australie ngi noonu dafa embargo France. am na beneen xibaar buy wax ne Suisse moom tamit dafa embargo France ci wàllu roplaanu guerre yi. foofa it France ñàkk na fa ay milliards. nee na moom mbokk mi nekk France sax dañ koy wax ne ñoom li leen jaaxal tubaab bi européens yi ci boppam dañoo bañ français yi. nee nañu lan lañ bañee français yi? français yi dañoo dooj, français yi dañoo goog, français yi dañoo réew, français yi dañoo ñàkk respect ci képp ku ñu gis. français yi kuñ def di gis defe nañ ne ab dof nga, français yi kuñ def defe na mën nañ laa nax. loolu moo tax léegi xanaa yambari africain yi mbaam ngonk yi rek ñoo ci des, waaye Europe moom ñëpp dañoo àndandoo ci ne France daal il faut ñu yar ko, xamal ko ne du yow dong yaa di tubaab bu nekk ci Europe te lakkal nga waa àddina, lakkal nga Europe. xam ngeen ne bëkk démb rek la benn député bu italien taxaw ne France de fonto nit ñi na wacc mbaamam yi ñu dem ñibbi. nit ñi ñuul ñi muy jàpp di sëf di dóor bis bu nekk, lépp lu mu ñàkk dem teg ko ci gannaaw nit ñi ñuul ñi, lépp lu mu ñàkk dem fayeku ko ci ñoom, na leen ba ak seen économique moo gën xale yi di mabbe Afrique di ñëw fii te la leen fi indi yëpp France mooy buub seen alal di ko indi, te seen gouvernement traître mbaam ngonk yi ñoom ñoo leen koy jox. ننتقل عشان ما نتفرع والناس تزعل من مدة الفيديو. الخبر اللي معانا هذا شركة رينو الشركة الكبرى لصناعة السيارات في فرنسا. عارفين يا جماعة خسرت كام في سنة 2021؟ شوفوا العنوان بيقول ايه، 8 مليار يورو. وكله خسائر. ده هي دي كبرى، هو ده عصب الاقتصاد الفرنسي. mu dem ci compagnie Renault gi nga xam ne moo gën a siiw ci France. Renault ren 8 milliards euros perte na ko ren. waxuma bénéfice de Renault perte na ren 8 milliards de euros ci loo xam ne da ko daan gagné mu ñàkk ko ren ci ay tono yu mu daan am ci wàllu oto yooyu muy defar mu di Renault. دانون، رينو، السياحة، بيع الأسلحة، الغواصات. لسه باقي ايه؟ لسه باقي. بالله عليكم عاوزين أكمل يا جماعة، أجيب لكم خسائر كمان أفرحكم، أكمل معاكم. 8 مليار أورو خسرتها شركة رينو. يا جماعة فين الأرباح يا جماعة؟ فين الأرباح؟ لما كله خسائر، هو كله ضرب. اسمعوا الحتة دي. اجمد كده لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها؟ اجمد كده يا ماكرون، اجمد كده يا ماكرون، ما تعيطش، اهدى شوية كده علينا وما تعيطش، وما تزعلش على الفلوس. ايوه الفلوس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهم حاجة في الدنيا يا ماكرون. خلي بالك يا ماكرون، الفلوس عمالة تروح منك الفلوس يا ماكرون. خلونا نكمل يا جماعة. الخبر اللي بعده عشان ما نطول. الخبر اللي بعده معانا شركة توتال. عارفين كم خسرت شركة توتال هذا العام؟ هذا الخبر بتاريخ 2021 شهر فبراير. شوفوا يا جماعة، وهذه الأخبار 7.2 مليار دولار
في عام 2021 طبعا أعلن عنها في عام 2021. ما أنا مش هينفع أعرف خسائر عام 2021 إلا لما تنتهي عام mu jóge foofu nag jàll ci Total 27 milliards euros perte na ko ren. Total 27 milliards d'euros perte na ko ren ci li mu waroon a gagné ci li mu ñàkk te kooku it compagnie française la boo xam ne xam ngeen Total waaw Total moom ku fi taal oto moo la jaay essence wala gasoil. Total ku fi am oto rek ci Afrique da lay imposer mooy jënd ci suñu pétrole bu brut bi yóbbu ko dem xent ko dikkaat di ñu ko jaay lu seer waaye ren moom itam perte na lu toll noonu. 2021 كذلك خسائر عام 2020 أعلنت في 2021 7.2 مليار دولار. شركة توتال أكبر شركة بترول فرنسية ومشتقات بترولية. طب رينو وتوتال ودانون لسه ايه كمان. تعال خش معايا. شركة الطيران الفرنسية اير فرانس، فاكرين علامة KLM دي؟ كنتوا بتشوفوها في المطارات صح يا جماعة؟ شفتوا المطارات كده علامة KLM دي كنت بتشوفها انت او اير فرانس صح؟ خسرت 7.1 مليار يورو. ايه الارقام دي يا جماعة؟ ايه الارقام دي يا جماعة؟ انتوا مستوعبين الارقام اللي انا عمال اقولها؟ 56 مليار 60 مليار 7 و2 8. امال بتكسب ايه؟ عشان كده في ازمات. ماكرون يعيش في ازمة. ماكرون يعيش في ازمة كبيرة. والله ماكرون يعيش في ازمة. اقسم بالله ان فرنسا مش ماكرون لوحده، فرنسا كلها تعيش ازمة اجتماعية واقتصادية وامنية. ارقام خيالية يا جماعة. انا ما بجيب لكم على فكرة هذه المصادر كلها. هذه RFI، هذا صحيفة لوفيغارو، هذا موقع mu jógee fa dem ci Air France International. nee na Air France fu mu daan am fukki milliards ak juróom-benn ñàkk na fukk ya, perte na fukk ya. fu mu daan am fukki milliards ak juróom-benn rek perte na fukk ya, juróom-benn la fa am. kooku itam ma nga jëm ca yoonu xalangu comme ni la Total mel daanoon mel ko ak yeneen yi ci des. mu ne nag li muy wax ni yëpp du ay waxam waaye journaliste français yi ñoom ñoo koy nettali comme Le Figaro ak yeneen journaliste ci des. TL الفرنسي هذا موقع BFM ما من عندي شيء. هذا موقع The Local France هذا برضو من عندهم. فرنسا 24. أنا مش جايب حاجة من عندي. 7.1. طيب هيقولوا لي برضو فرنسا لا تتأثر بهذه الخسائر. ففرنسا عندها ميزانية كبيرة. فرنسا تنفق على المتقاعدين وبتدفع رواتب. نعم هذا الكلام صحيح 100%. عارفين ان فرنسا بتدفع فلوس للناس المتقاعدين يعني موجود يعني وبتدفع اعانات وهذه الامور. طيب عايزين نشوف نطمن على الميزانية. عجز الميزانية كم السنة دي يا ماكرون؟ بص يا جماعة هذا موقع فرنسا 24. ارتفاع عجز الميزانية الفرنسية إلى 220 مليار يورو في 2021. الله أكبر. ارتفاع عجز الميزانية الفرنسية إلى 220 مليار يورو. رقم خيالي. رقم خيالي جدا صدقوني والله رقم خيالي. ما انت هذا الكلام لم يحصل في اي دولة اخرى ممكن. فرنسا يا جماعة اللي بتعيش على الماضي والامبراطورية ايوه يا جماعة فرنسا تمر بأزمة. ماكرون قال الاسلام يمر بأزمة في كل بقاع العالم، وماكرون يمر بأزمة في كل قطاعات فرنسا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. هذا مش كلامي. ولسه الانتخابات الفرنسية جاية وتحصل فيها مهزلة، مع اني طبعا شامم ريحة يعني تآمر يعني. حاطين ناس متطرفين جدا في مقابل ماكرون. حاطين ناس متطرفين جدا. ماري لوبان هذا الكاتب الحاقد الذي يريد منع كلمة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمية محمد وإغلاق المساجد أكثر من ماكرون. وحاطين واحد تاني عشان الناس ترتمي في أحضان مين؟ ماكرون عشان يكمل مدة أخرى. الله أعلم. أنا شخصيا حاسس شامم ريحة الشياط في فرنسا. الله أعلم إيه اللي يحصل في فرنسا. لكن يعني موضوع
الانتخابات الفرنسية الآن الأجندة الرئيسية فيها والأجندة الرئيسية هي حرب الإسلام. آخر خبر معانا وهختم معاكم، فرنسا وفقا لتقديرات الاقتصاديين في فرنسا، هذا راديو يوروب 1 بيتكلم عن 60 سنة، فرنسا تحتاج إلى 60 سنة لتسديد ديونها بسبب أزمة كورونا. طبعا كورونا مع خسائر، سبحان الله، خسائر من كل مكان. ما كل الدول يا جماعة فيها كورونا يا جماعة، اشمعنى فرنسا؟ mu wax ne France dañoo dugg ci guddi guñ dul génn, ndax mboolem ñi nga xam ne ñoo yore ay parti tey seq Macron, kenn ku ci ne ni nga bañee l'islam sax Macron bañeewul noonu l'islam. waaye yàlla itam mu ngi damm seen lu bon ci seen économique. Europe 1 rajo bi tudd Europe 1 nee na France li mu am ci bor juróom benn fukki at ci kanam la war a liggéey pour mën kaa fay. France li mu am ci bor ci Fonds monétaire xaw ma monétaire international ak ñooñu, France juróom benn fukki at la war a liggéey pour fay borom yooyu. juróom benn fukki at la France war a liggéey pour fay li mu am ci bor. doonte gone yaa ngi fab seen gaal yi ne France fa la ajana nekk fa la ñuy dem. tubaab yi dañ ñoo gën a yeewu donc te ëpp ñu sutura, waaye am nañ problème yoo xam ne seen problème mu bopp la. ما الدول الأوروبية فيها كورونا ولم تخسر كل هذا الخسائر. سبحان الله سبحان الله، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. هنعمل ايه بقى؟ هو اللي في أزمة. فهذا التقدير من هذا الموقع 60 سنة. وهذا موقع آخر اقتصادي يتحدث عن كم يا جماعة؟ أكبر لكم الشاشة عشان الناس اللي تقرأ من الموبايل. 67 سنة. فرنسا تحتاج إلى 67 سنة لسداد ديونها. وعلى فكرة في نفس التقرير هترجم لكم إيطاليا اللي هي دولة مش زي فرنسا أبدا في الاقتصاد ولا في التصنيع، محتاجة 26 سنة. أما فرنسا فتحتاج 67 سنة عشان تسدد ديونها. الله أكبر عليهم. شفت يا جماعة الكلام ده مش من عندي. فعام 2021 هو عام الخسائر الأكبر لفرنسا بامتياز بعد إلغاء الصفقة الأسترالية مع فرنسا. اليوم بتاريخ اليوم فرنسا تعيش أكبر أزمة في تاريخها، وهناك مشاكل كثيرة، وفرنسا هتتجنن أصلا خلاص لغوا الصفقة وأخذوا. عارفين أستراليا mu wax ne France sax am na ñeneen ñu def ihsaiyat ñu wax ne du 60 ans mais 67 ans la France war a liggéey pour mën a fay ay borom. mu ne France nag wenn lay dong la am, corona bi corona waaye nee na corona boobu France daf ko laye dong, waaye am na yeneen réew yu am corona ci Europe te ni France xalangoo wuñu noonu, ni mu daanoo wuñu noonu. France nag moo nu rey, ndax lim ñu rey mooy bu ne corona ñu ne corona bu ne corona ñu ne corona nee na corona. waaw maanaam moom li muy yëkkati corona di ko coow yëpp da koy politique ngir di ko sàngee pertement yi mu am ak jël yi mu xalangu ci wàllu économique, te embargo bi ko jullit ñi def moo ko yóbbee mu ràbb moom corona nag solal ko boppam ba yóbbaale ni ci corona ji. fu mu ne corona ñu ne corona, fu mu ne corona ñu ne corona. waaye corona France moom ak làqatoo kaay la gu muy làqoo. waaye waa ji nee na Europe am na corona ci yeneen i dëkk, waaye ni France di lay wenn réew layewu ko ci corona. te ni mu daanoo ni mu ñàkkee ni mu amee problème itam men réew amewu ko ay problème. dara nag yóbbewu ko lu may xeex gi muy xeex l'islam. nee na nag problème moom ak Australie moom France yenu na koy loxoom, jooy na ko fu nekk, waaye Australie lànk na ne da ko def. léegi France dem na ba mu ngi xënteeg Amérique ak di ko tëkku naan ko yéen ay traître ngeen.
yéen ay workat ngeen da ngeen maa suufu yéen ak Angleterre ngeen jël sama marché. waaye ñoom itam lan mooy secret li tax ñu def ko ñoom nee nañu dañoo bëgg Australie am kattan bañ mën koo yiiroo Chine ndax kattan ak Chine fi mu nekk nii réew mu am kattan moo ko mën a tenir te fi gën a gaaw pour Chine jaar fa song Europe mooy côté Australie. ñu ne nag léegi nañ ko jaay ay sous-marin yoo xam ne sous-marin nucléaire lay doon yoo xam ne bu ne rinkum ak Chine dana ca mën a nekk di kosti bañ fekk ko ca. waaye buñ ko bàyyee rek bu Chine jógee ne ko dandiix day egsi ci seen kaw te loolu musiba la ci ñoom. kon ñoom itam la ñuy jàppale Australie mooy ñagu seen bopp waaye mayuñu ko nag armement yi ñu koy jaay dañ ko koy jaay waaye mayuñu ko. loolu nag moo nekk diggante Afrique maanaam France ak Amérique ak Angleterre ak Australie du ma mën a wax lépp tey foofu laa yem waaye bu subaa dinaa dikkaat dugg ci mu gën a leer wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu